jërëjëf Adja Khady maa ngi lay nuyu di la ziyaara di la sant di la gërëm di nuyu aussi mbokk yi nga xamee ne man ak ñoom ñoo bokk plateau bi di nuyu doomu Sénégal yëpp di leen ziyaare gi gën a rafet te di ñaan yàlla suñu mbokk yi dem aj yal na yàlla taxaw leen dem ci jàmm dellu si jàmm te yàlla defal leen aj bu nangu te barkeel ñi des ci kaw suuf ñi des fii ci biir Sénégal nag ak ci biti réew ñu dëgmal tabaski bi yal na yàlla yombalal ñëpp jumtukaay yi nga xamee moom la ñuy demee ci fête bu màgg boobu amiin yaa rabbi donc moom la ñuy ondal tout à l'heure incha allah fas yéene sekk ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu pour l'heure ma def comme d'habitude le tour dooree ko ak Fatou Abdou Ndiaye Fatou bonsoir. bonsoir Khady maa ngi lay nuyu bu baax a baax également di nuyu sunu gan bi nga xam ne moom la ñu am tey sur le plateau monsieur le ministre honorable député également Cheikh Bamba Dièye di ko nuyu bu baax a baax di nuyu nag ñi ma bokkal plateau ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax les téléspectateurs également ñi nga xamante ne à chaque fois bu waxtu yu jotee dañuy taamu toog di seetaan li nga xam ne mooy émission bi du loolu rek mais grand plateau bi nga xamante ne def nañu ko korité def ko tabaski également mais boobu ak léegi macha allah ci invité yi nga xam ne ñu ngi fiy jaar mais également thèmes yi nga xam ne ñu ngi koy développé ak rubrique yi donc ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp nag Khady ñu am xartum am xar te am xaalis parce que tabaski ñett yi la ñu ci wax Mouhamed Diop loolu moom dina ko neex bu déggee ñetti xaay ñetti xaay na ko ñëpp am te it sunu borom yombalal leen ko bu baax a baax te it ñuy def kenn ku ci nekk loo mën c'est très important def loo mën su ko defee boo tëddee da ngay nelaw parce que tabaski benn jour la jarul gàddu ay bor parce que weer bi fi mu tombel c'est le 10 après y a d'autres charges yoo xam ne dafay xaar yi également ñu koy jaay ngala nañu koy yombalal ñi nga xamante ne ñoo koy jënd parce que lépp ci biir réew mi la ay sénégalais ñoo koy jaay ay sénégalais le plus souvent donc na yomb marché bi également y a beaucoup d'augmentation de prix par rapport ak li nga xam ne mooy soble bi jóge ci 10500 ñëw na ba ci 9500 10000 te boo moytu lu ñu gën a jege tabaski ñu yóbbu ko ba ci ay 11000 12000 je pense que li ñuy wax ne sénégalais tout le temps mooy lor parfois moromu sénégalais nañ ci bàyyi xel nañu jàppale jigéen ñi dem ci marché yi saaku soble bi yomb ba kenn ku ci nekk mën ci jote mais également yëpp yi nga xam ne njóobee ni fi mu toll nii sawar nañ ci lool te it namm nañu ko xam na ndax bés ba Mouhamed Diop kay lu mul kii rek rax ci përëm ñu ngi lay nuyu Khady amaan mbégte bokk ak yow plateau comme ni ma koy waxee saa su ne di nuyu plateau bi yëpp rawatina sunu invité bi honorable Cheikh Bamba Dièye ni di ko gërëm ci disponibilité am ak wuyu si bi mu wuyu si grand plateau GP grand plateau waajal tabaski nuyu Fatou Abdou nuyu Ndeye Dimet nuyu bu baax a baax Mamiko ak yaa Seyda di la gërëm itam di la nuyu bu baax a baax xam naa bëggoon ma wax ko nag waaye social bi ngay def aussi ci tabaski bi am na solo lool Khady colonel dañ maa yóbbante rek xam nga waxoo ma ko dañ maa yóbbante ne ma Khady daal jël na ay soble su bëri ak i pomme de terre yu bëri di ko jox jaamu yàlla yi ñëw joole yi loolu nag dafay fekk si li Fatou Abdou wax léegi au delà jafe-jafe yi tabaski di ñu andil te fête la war a doon nañuy jàppale également néew di doole yi lu ci am solo la donc ñëpp également ku tane sa morom rek dimbali ko yaakaar naa ne bu nu ko defee dinañ feetu ba génn ci te kenn du yëg sa poche donc noonu laay nuyoo téléspectateurs yëpp di nuyu ñi nga xam si ñoo di kilifa yi ñuy seetaan jamono ji ndax heure bi bu jotee rek GP xam nga moom mooy doxal loolu la yàlla dogal donc Khady foofu lay wàccee kàddu gi di la wax ba ci kanam incha allah jërëjëf. ci kanam incha allah du yàgg dara ndax à chaque fois moom mooy ubbi émission bi bonsoir Khady maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar nuyu waa plateau bi yëpp rawatina suñu invité honorable ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax dalal jàmm di am mbégte di partager ak yow ak waxtaan wi di nuyu ñëpp ñu ñuy bàyyi xel jamono ji di ci jiital rek comme d'habitude di ziar bu baax a baax këru diine ak Sénégal yëpp di ziar bu baax a baax itam la xalif général des mourides sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér nuyu tamit suñu mbokku chrétiens yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax nuyu waa diaspora bi Khady di nga ma ko permettre rek ma bañ a xabaabal yaa Seyda maa ngi door a am ak yow plateau boobu ba léegi ndax te kii dafa jar a féliciter jar a encourager ndax elle m'a agréablement surprise ndax keroog dafa am xew-xew bu rëy boo xam ne def na ko Sébikotane mu am fa daara bu mag am fa internat bu mag di sol xale yi xam-xam te dama jàpp ni tey ñoom dañ leen war a jàppale donc damay lancer appel nguur gi ñu jàppale ñii parce que ñoom dañuy tabax nit dañuy defar nit parce que internat xale bu ndaw xamagul dara
lu nekk ci moom yaa ko ci def donc mu def keroog taxawaay bu am solo donc di ñaan rek autorités yi nañu jàppale ñi nga xam ne ñooy defar nit di tabax nit daara yi ñu leen di jàppale parce que léeg-léeg moyens yi bariwul da ngay bëgg parents yi tamit léeg-léeg dañuy bëgg yóbbu seen doom teg leen dans de bonnes conditions mais léeg-léeg du ko mate donc le président de la République le ministre de l'éducation nationale ak ñëpp ñoo xamante ne daal ñoo séq wàllu woowu nañu jàppale d'habitude ñi nga xam ne ñoo yore ay internat ak yu ni mel. jërëjëf am solo ñu ko ci remercier bu baax nuyu nañu la Khady maa ngi lay nuyu ñu nekk ci place bi ñu ci président alors comme chaque fois jigéen ak tabaski ñëwaat na comme la fas yéene waxtaane stress bi nga xam ne Mamito boo mënee yokk baat bi tuuti. Khady tey nag seen rubrique jigéen ak tabaski fas yéene waxtaane stress bi nga xam ne moom la soxna yi di teg seen kër yi. Mamito vérifier ndax micro bi mu ngi tàkk le temps que me tourner vous vers ya Seyda. voilà bu sukki wala kenn mu ne xool micro Mamito. yaa Seyda. Ndeye Dimet wax na ci xam-xam bi ngay sol xale yi macha allah waaye ma rax ci doole ne noonu nga mënee sañse nuyu naa la. sëriñ bu bëgg àddina salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw bu ñu sant yàlla jullu ci sang bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di nuyu bu baax Khady di kontaan tam tey tam ci plateau bi nga xam ne amaat nañ ko vraiment démb suñu plateau bi damaa yow gis TikTok bi fu ne gars yi di apprécier di kontaan ci njàngale mi nga xam ne def nañ ko démb mu nekk lu am solo ñu bëri woo ma kontaan ci mais tey nag ñu am gan goo xam ni ku ma yàgg a topp nag xam nga man bokkuma ci politique gi man alxuraan lay politiquer mais dama ko yàgg a topp yàgg a déggul ay waxtaanam gis ko moom tam mu bokk ci référence yi nga xam ñu ngi ci réew mi mosuma ko gis mu wax loo xam ne kilifa du ko wax mosuma dégg mu doxee ko toujours buy wax ak askan wi day wax ci en tant que papa en tant que kilifa en tant que koo xam ni dafa war a jiite ëllëg réew mu nekk ñoo xam ne vraiment su politique yàqoo ci réew mi ñoom ñi bokkuñu ci defe naa way juróom mu góor suma juumus voilà moom lañ doon wax allahu wahidun daa dañ ko topp fu muy dem ci campagne am Grand Dakar boobu ñun yàlla xam na ne ay xale lañ sama yaay naan yéen de li tax ngeen ànd ak allahu wahidun parce que bu faloo yéen ñëppay muuru ñëppay jàng alxuraan koy fàttaliku ndeysaan ñaam dañ daan topp cortège bi naan allahu wahidun mu nekk loo xam ne duñ ko fàttee kon ñu koy ñaanal bu baax a baax di kontaan ci invitation bi nga xam tey ñëwoon na ko kër gi di nuyu sama chéri Fatou Abdou madame Fall di ko jaajëfal Mouhamed maa ngi lay nuyu bu baax a baax Diop Ndeye Jibe nag moom keroog daf ma defal surprise ñëw ci conférence ba ñëwal kër gi yëpp nag taxawaay kër gi yëpp toog fa ba mu jeex macha allah mu nekk loo xam ne kontaan naa ci trop di ko ñaanal yàlla moom tam yàlla yeggale yoonam di nuyu Mamito di nuyu ñoom Mar ak xale ñoom ñëpp Omar ñëpp maa ngi leen di nuyu. bon ci kanam ñu ñëw incha allah ci diine ak tabaski. d'accord incha allah. d'accord Mamito en espérant que ce micro maintenant c'est ok. Khady ñu ngi lay fay di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu honorable di nuyu aussi téléspectateurs yu ñuy seetaan alors comme ni ma la ko waxee rek comme chaque jour seen rubrique jigéen ak tabaski ñëwaat na tey nag ñu fas yéene waxtaanee jigéen ñi nga xam ne dañuy teg stress seen jëkkër ji ndax xew mi fàtte nag ne vraiment am na loo xam ne moo gën a nekk priorité xam naa bu ci kanamee rek Khady di yaatal may nuyuwaat bu baax Ndeye Diime di dëggal rek li yaa Seyda wax ci surprise bi mu ko defal keroog di dëggal ne nit ku baax la parce que je me rappelle bi may ibbi sama salon en 2018 moom moo fa jiitu moo ñëwoon représenté seen TV vraiment def fa acte bu rafet donc ñu ngi lay ñaanal yàlla yokk sa taxawaay barkeel sa xol bu rafet Khady bu ci kanamee rek ñu yaatal. et da nga koy réserver sûrement comme surprise pour tout à l'heure mais yaa ngi may dee sànq ne di nga ñëw ci phénomène boo xamante ne jigéen ñi dañu ko jël léegi ci fête yi donc tout à l'heure incha allah daañu ci ñëw. mu ngoog. mu ngi ak surprise bàyyi ba ci kanam rek mu ngoog maintenant ñu sóobu nag ci émission bi dooree ko comme ni ñu koy defee à chaque fois ak rubrique actualité. de Mouhamed Diop Mouhamed.
Khady actualité bi bokk na li ko dominé fan yii yëpp mooy embargo bi ñu defoon Mali te yàlla def ñu daal di koy teggi sanction yooyu levé itam lu ñu duppee blocus ca Mali googe donte itam ñi nga xam ne ñoo di camionneur malien yi ak sénégalais yëpp am nañ ci mbégte lool ndax jafe-jafe lañ ci doon dund ci seeni activité tagga témbe mënuñu dem mënuñu ñëw seeni kër yi itam yëngu ndax mënuñu dem mënuñu dikk seeni liggéey am jafe-jafe li ñu ko levé nag mbégte la ci ñoom jamono ji donte sax ñoom camionneur malien yi naam nee nañu buggaguñ cee àddu tant que communiqué génnagul waaye li wér te wóor mooy ba leen sunu reporter approché gis nañu ne daal mbégte dëgg la ñu am ci crise boobu nga xamante ne ni amoon na diggante Sénégal ak Mali lépp jeex ci jàmm ñu teewlu ci sunu reporter Cheikh Ahmed Tidiane Seck. sanction ya nga xam ne moom la ñu tegoon ca kaw réew Mali ñi di camionneur malien yi nga xam ne nekkoon nañ ci fii ci Sénégal diiru lu ëpp ñetti weer ñu ngay sax bëral seen ak mbégte. bon alhamdulilah. camion yi bloqué wu woon fii métti woon na lool waaye nag ndem mën nañoo dem rek loolooy baax na. camionneur yooyu xam ne nag dund woon nañ ak ay jafe-jafe ak li nga xam ne moo di embargo ba nga xam ne moom la kuréelu CEDEAO tegoon ca kaw Mali loolee nag chauffeur bi jàpp ne du yoon ci ay dëkk yoo xamante ne ay dendoo lañ ñaari réew yi muy Sénégal di Mali ñëpp ñoo yëg yile sanction li gën mooy ñu teg fële sanction yi CEDEAO te sax libéré ñaari réew yi ndax ay dëkkandool lañu ba ñu toogee ñaar ba ñetti weer jafe-jafe yi daal di tàmbali ci sama xalaat daal sanction yi am dara lu ca baax askanu Sénégal ak yu Mali ñëpp ci jële ay coono bu njëkk da nga daan toog ñett ba ci ñeenti fan daal di dellu Mali waaye boo toogee lu toll ci ñaar ñetti weer lépp looy roñ ci sa loxo da nga koy lekk bay woote ngir sax ñu yónnee la xaalis boobu. ci wàllu syndicat transporteur malien yi seen responsable yi moom da koo gënal mu xaar communiqué officiel boo xamante ne mi ngi bàyyeekoo ci entrepôt bi nga xam ne moom moo nekk fii ci suñu réew. voilà mi ngoog Khady mu mel ni kon àdduna ñu ci situation bi ak évolution bi mu amee waaye ñoom rek maanaam ñoom rek amuñu mbégte ci lu jëm ci situation bi ni mu doxee nii mooy lever sanction yooyu ndax yeneen seen i naataango jaaykatu xar nekk fii ci stade Léopold Sédar Senghor di ay Maliens itam ñoom am nañu mbégte ci sanction yu ñu lever en tout cas ci Mali leneen rek luy ñuul ci soow mi mooy ñoom jàpp nañu ne kilifay Sénégal yi ak ni Sénégal mel ak Mali waroon nañu taxaw défendre Mali ci kaw ñu bañ a vraiment nangu ñu teg leen boobuleeg embargo waaye loolu lépp féete na leen ginnaaw jeex na nanu waxtaan te it ñaari réew yi gën a daje ngir ñaari réew yëpp seen ay doom mën ci jariñu donc dañuy dem seeti Tidiane Diallo ci boobuleeg reportage dikkaat ci plateau bi. alhamdulilah. ginnaaw waa CEDEAO levé sanction yi ñu tegoon ci nguuru Mali sàmmkatu malien yi ñu fekk leen ci wetu stade bu Léopold Sédar Senghor rafetlu nañu mesure. bon lu baax la pour ñaari askan wi yëpp waaw bon affaire yi xaw na yéex mais bon comme dinañ nañ ko baax na waaw baax na. bon dañuy wax alhamdulilah parce que sanction bu ñu ko levé moom cela veut dire que xarit dañuy dugg te xarit bu ñu duggee tamit bon prix tamit dañuy abordable voilà parce que xam nga xar moom bu amul. donc ku nekk da ngay jaay prix bu la neex parce que dañuy xam ne affaire moom ñëppay jënd. ñoom ñu ngi déplorer anam yi kilifa yi Sénégal taxawee ci crise bi. bon loolu erreur la woon jumte la woon mais bon comme dindi nañ ko alhamdulilah. politique la. voilà donc foofu moom mënuñ ci xuus lu bëri quoi parce que politique moom maîtriser wuñu ko bu baax. voilà bon loolu la. sàmmkat malien di xamle njëgum xar yi mun na wàññeeku ndax frontières yi ubbi nañu ko. voilà ñu di ko gërëm Khady moom Tidiane Diallo ñu wax ci leneen Fatou mi ngi ko doon junj ci tàmbalikook émission bi dañuy dem ci Mbour wax nag ci wàccaaju tabaski bi ndax actualité la également tabaski bokk na ci nag li nga xam ne jafe-jafe la ci askan wi mooy cherté gi ñu nemmee ko ci soble si waaye itam ci pomme de terre bi kenn du ko laal jamono ji ca Mbour waaye nag bu ñu sukkandikoo ci chef service commerce bu Mbour moom nee na situation bi dara warulu ko Khady lu dul nag crise
mondial bi ñu nekk di dund moom nag fa lañ ko wékk tax na itam sénégalais yi dund jamono ji flambée des prix en tout cas ci denrées yi nga xamante ni dañ ko yittewoo lool rawatina ci fête bu nu jëm dañu ciy teelu reportage bu yaatu ñu ci defal moom Aline Badara Sonko. départemental bu commerce bu Mbour. buñ sukkandikoo ci commerçant yi nga xamante ne fekk nañ leen fii ci marché central bu Mbour njëgu soble seeg pomme de terre bi jamono ji yokk na ba jéggi dayoo. fu mu toll nii moom à partir de 9500 daal waaw 9000 gën kaa mooy daal mooy prix soble. pomme de terre bi nag. pomme de terre moom 11000 11500 moo gën na pour l'instant nag quoi. waaw fi ñu toll nii de soble bi moom xam nga fi ñu toll nii commerce bi moom dafa xaw a am benn déséquilibre fi ñu toll nii de soble bi mu ngi jar ay 9500 ci marché bi. li nga xamante ne mooy pomme de terre bi aussi mu ngi jar 10500 voire 11000 parfois. yokkute bi nag chef service départemental bu commerce bu Mbour di ko expliquer jàpp ni c'est au niveau international. waaw yokkuteeg prix yi moom daanaka fépp la ci àdduna bi du Sénégal kese te état du Sénégal mi ngi def kéem kattanam pour maîtriser plus ou moins les prix. ba tax sax muy dalal xel yi jàpp ni fii ak fan yi di ñëw dana am approvisionnement bu doy bu ñu am ci wàllu pomme de terre ak soble. zone yi nga xam ne fa la ñuy bàyyee soble camions yi ñu ngi stationné foofu noonu te fii ak benn fan ñaar jàpp ñett camions yëpp dañuy yegg si mën nañoo wax ne lu dem ci wàllu fête bi pomme de terre soble ak yeneen daara yi yooyu dara du ci manqué. li jëm ci suukar si moom mu jàpp ni fii ci diwaanu Mbour amul benn tension boo xamante ne noté nañ ko. suukar moom mën naa laa wax ni manqué wu fi suukar sànq fi tey rek ci lënd yi tey suba la ñu jógee marché def relevé de stock sànq laa woo grossiste yi fi nekk ak demi grossiste yi li ñu fi yor ci suukar doy na sëkk dégguma fi tension dégguma fi suukar su manqué. en tout cas ay fan yi néew des ngir ñu dégmal feetu tabaski bi seetlu bi mooy fii ci marché central bu Mbour njëg yi li ci ëpp yokku na. voilà ñu di ko gërëm moom Alioune Badara Sonko xadi loolu la góorgóor yi di dund jamono ji li ñu duppee panier ménagère xaw naa métti lool ci période fête bi et ça se passe toujours comme ça ci bu ñu jëmee ci ay fête te malheureusement on nañ cee nag góorgóorlu bu baax a baax ba fitna gi ci wàllug yokkuteem dund gi gën a mën a wàññeeku. ñu di la jaajëfal. bu nga ko Mouhamed di la jaajëfal itam bu baax a baax comme ni nga ko waxee métti na daanaka ci ñëpp loolu moo tax Sen TV depuis ndoxteel bi ñu leen di wax ni que à tout moment mën ngeen gañee xar principe bi yomb na da ngeen di dugg ci page Facebook bi Sen TV l'officiel ngeen bàyyi fa commentaire waaye itam bañ a fàtte parce que ñenn ñi dañuy bàyyi commentaire fàtte seen numéro de téléphone c'est important ngeen bàyyi numéro de téléphone bi mën ngeen gañee xar waaye itam gañee ay enveloppe dalee ko 15-25 000 ba tombola bi nga xamante ni Wave moo leen ko indil ngeen mën a gañee ba 100 000 francs loolu itam bu leen fàtte code QR bi nekk ci écran bi moom ngeen di scanner boo leen ko scanner également am achat boo xamante ne n'importe lequel boo leen ko defee fayee ko par Wave muy bu dee café Touba sax parce que ñiy jaay café Touba Mouhamed léegi dañ yoo xamante ne dafa am code bi ngay scanner nga mën ko fay donc fii ba le 8 juillet même boo leen ko defee mën ngeen itam gagner 100 000 francs yooyu la maintenant nag ñu tourner vers notre invité honorable ñu gis information yi nga xamante ne moom la seppi tey ci li xew yëpp indil ñu ko li ci gën a fës bokk ci embargo bi nga xamante ne levé nañu ko tey balaa ñuy wax sax ci levée bi ndax jotoon na ñuy imposer c'était nécessaire ñuy imposer embargo boobu. defe naa ni commentaire yi leer na nañ ndax nit ñi wax nañu ni Sénégal ak Mali lépp moo leen boole benn peuple la géographiquement dañoo boole suñu histoire aussi bokk nekk benn jàpp naa ni ci partenaire économique yi Sénégal am Mali moo ci ëpp doole raison pour laquelle situation bu demee nii bu ñu nee xëy rek ni nañ def embargo ñu tëj frontières yi defe naa ni lay gën a metti diggante Sénégal ak Mauritanie ak Mali lay dem beneen bi ci topp moo di que ni lan mooy waral sanction yi jàpp nañu ni CEDEAO dafa wax ni ay coup d'état warul am ci suñu sous-région dëgg la sax mais jàpp naa ni peuple malien du ñoom ñooy defi coup d'état jàpp naa ni aussi su fekkente ne da nga ni damay ñoñantal doomu Mali pour que moom mu mën a fippu
fekk nga kaak benn problème nga yokk kaak beneen problème ñaareel ba aussi ci Afrique seetlu nañu ni chaque fois bu coup d'état militaire amee la ko jiitu mooy coup d'état constitutionnel ay nit yoo xamee ni ci wàllu démocratie la yu ñëwee pouvoir teg ay tege yu diis ci kaw nit ñi ay problème de droit de liberté de démocratie de respect de la constitution nit ña fippu ay nit yu bare deesi ba bu coup d'état ñëwee pratiquement askan wa dañuy jàpp ni sax soulagement la si ñoom que ñu yegg ci coup d'état kon li war daal mooy suñu ay njiit yi nekk ci CEDEAO dëgg la lii moom ñëpp a nga ko doon xaar lu war la mais liñ ci war a gën a jàng gën ko cee jàng mooy dañoo war a fexe ba bu ñuy jëflanteek réew yi ak doomu réew yi ñu seet bu baax kan mooy problème bi ñu taxaw ca faj ko ca diggante kooku ak problème bi te ñu bañ a fàtte ni déjà suñu situation économique tar na te Mali dëgg ku ko dimbaliwul waroo ko sëf dara ndax am na ay problème mu terrorisme am na ay problème mu sécurité am na ay problème instabilité leneen loo ko ci yokkal gën ko cee jafe mais en fait Khady suñuy xool ba ca biir a biir xanaa kañ gën a fës le góom rek moo fi nekk ndax ñii kaas ni coup d'état militaire warul am bokk na si kuréel googu ñu bare ñoo xamee ne ay coup d'état inconstitutionnel moo leen bàyyi ci seen boppi réew donc la vraie problématique bi ñu war a taxaw su fekkee bëgg nañu daal suñu sous-région dëgër te du dëgër mukk ndare nit ñi gisuñu seen bopp seen sécurité seen jàmm seen affaire ak lépp li nga xamee ne mooy tax ñu mën a tal seen bopp je pense que ni loolu moo war doon priorité wu CEDEAO walis di jël ay tege yoo xamee ne boo ko tegee à la limite boo xoolee tey jii deful dara lu dul boole maliens yi ànd leen gën leen suude ki seen i ay njiit gis nañu ni non seulement sanctions yi amul si ñoom impact ndax ay performance économique yi ñu def benn yoon nekkuñu si situation banqueroute au contraire seen i salaire yëpp ñu ngi koy faj te gis nañu ñoom maliens yi ni à la limite li leen CEDEAO di bañal demal ci seen bopp moo ko ëpp njëriñ. donc finalement embargo bi amul benn portée. du point de vue économique amul portée du point de vue politique su fekkoon ne day tax junte militaire bi dellu gannaaw amu ci xanaa benn aspect positif la mooy que ni fexee na ba malien yëpp daje bokk ndey bokk baay xam ni jamono jafe-jafe dara waru leen lu dul àndandoo doon benn jublu li ñu war a jublu parce que dëgg-dëgg gumba war na tal leneen lu dul tabiteen li ñu am ci problème ñoom ak situation yi ñuy dund su fekkee dëgg CEDEAO day woote unité ak jàmm ci biir sous-région bi li ko war dëgg mooy mu xar tànku tubéyam def ci kéemtalaay kàttan ba ki nga xam ne moo gën a faible ci système bi mooy population malienne bi di acteur économique bi ñu musal leen ngir Mali mën a sauver ngir mu mën a am koom-koom gu ko permettre mu mën a relever ay défis sécuritaires am. alors